ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci wàllum immigration doomi Sénégal yi nekk bitim réew moo xam ñi am kayitam déet te nguur gi fi nekk di teg ay jéego yoo xamante nii néew na ay réew yu koy xaatim. bu fekkee ne yéen a ngi suivre actualité yëg ngeen ni ministère bi ñu dénk wàllum bitim réew te Aïssata Tall Sall jiite ko dafa signé fan yi protocole ak naataangoom espagnol bi nga xam ni mooy Arantxa González doon itam jëwriñ bi ceetu wàllum bitim réew ci mbootaay bi di Union européenne moom nag daa amaloon ab voyage fii ci Sénégal gisanteeg président de la république gise ki itam Aïssata Tall Sall bi ñu dénk wàllum bitim réew ba xaatim benn protocole boo xamante nii ñun li ñu ci gën a intéressé mooy doomi Sénégal yi ñu fas yéene delloosi gannaaw bu ñu amalee immigration clandestine maanaam ñi jaarul ci yoon bu baax bi mais ñun nag ci benn côté beetuñu li tax beetuñu mooy li Aïssata Tall Sall signé njeexitalu benn projet la boo xamante nii ñi ngi ko xaatim depuis 2016 jamono jooju Mankeur Ndiaye moo nekkoon jëwriñ gi catu wàllum bitim réew mu am lim ci joué moom Mankeur Ndiaye ña ko remplacé itam wóyal liggéey bi Aïssata Tall Sall bi fi nekk tey kon dafa ñëw rek topp ci tànku benn politique boo xamante nii jiitu na nomination am te projet bi bis bu sottee du ñu yam rek ci delloo si doomi sénégalais yi jaar ci gaal yi dem Espagne mais bépp doomi Sénégal moo xam nga nekk France Italie Espagne ak bépp réew bu bokk ci Union européenne te amoo ay papiers yu légaux donte avion nga jël ba ngay dem mais nekku ci situation bu régulière daañu la delloo si par force même bu dee ni dangaa dem foofu ne doo sénégalais. parce que sénégalais yu bari pour bañ ku leen delloo si buñ demee Europe dañuy joxe beneen nationalité pour ñu jàppee leen ay réfugiés mais lépp liñ ci jublu mooy daan seen doole ngir mën a dimbali seen njaboot. léegi Union européenne dafa dem ba comprendre système boobu noonu ci la signé ak Sénégal benn projet buñ naan programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil et à la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique au Sénégal. le 19 novembre bi ñu weesu amal nañ benn réunion King Fahd Palace pour finaliser projet boobu noonu. lan moo tax a jug projet bii nii mooy bépp sénégalais tey wut kayit moo xam bulletin de naissance wala carte d'identité bu weesoo yenn information yi mënul ñàkk muy sa tur date bi nga juddu sa adresse sa taille ak yeneen information personnelles yi dañuy aussi jël lépp lu laaleeg sa yaram moo xam say empreinte sa xar kanam dem ba ci scanner say bët daañu ñëw ci danger coopération boobu noonu ak li mu ëmb ak entreprise française bi nga xamante nii moo nar a gérer suñuy données parce que ay entreprise européenne lañ ko jox. benn ci société yooyu noonu di liggéey ak ay entreprises yuy defar ay armes di lëkkaloo ki itam ministère de l'intérieur bu France. parce que information yooyu nga xamante nii dañ koy collecté ci sénégalais yi dañ koy jébbal Union européenne maanaam dañ ciy am accès pour que sénégalais buñ mënti jàpp seen réew dootuñ soxla di la laaj yow ban nationalité nga. puisque am nañ données privées bépp doomi Sénégal machines yi da lay identifier rapidement ñu mën la rapatrier lii la Sénégal signé ak Union européenne. daañ ko xóotal ci biir vidéo bi ak li garaaw li ci nekk ci njëg bu toll ci 28 millions d'euros plus de 18 milliards de francs CFA la ñu nar a jaayee Union européenne suñuy données personnelles pour ñuy mën di ñu identifier di ñu dàq seeni réew bu dee ni amuñu këyit. daañu ñëw ci naka la ñu Union européenne tegee deal soit suñu autorités yi xam nañ ko bàyyi mu jàll wala ñu nax leen signaloo leen loo xamante nii day permettre ñu identifier rapidement bépp doomi Sénégal bu amul këyit ñu mën laa delloosi ci nu mu gën a yombee. balaa ñu ñëw di xóotal danger bi nekk ci projet bi nii parce que mbirum données personnelles la maanaam jël information bépp doomi sénégalais dinga ko nasaraan si moo tax bi ñu defewoon vidéo ci contrat de pêche yi Macky Sall signé ak Union européenne am kenn ci abonné yi commenté ne ñun est-ce que jaayuñu sax te yëguñ ko te effectivement wax na dëgg ndax accord bi nga xamante ni Sénégal daf ko signé ak Union européenne pour ne dañuy yeesal suñu état civil ñoom waa Union européenne mën nañu xamal sénégalais bu ci nekk yow loo xamul woon ci sa bopp. kon ñun dañu jaay te tàgguwuñu mais balaa ñu ciy ñëw ak li ñu dëxëñ ci documents yi parce que lire nañ documents yépp liggéey nañ ci presque 3 semaines moo tax ñi nga xamante ni ñoo ñu doon envoyé message fan yi yépp te tontu wuñ leen nañu jéggal bu baax a baax daañu remonter ci message yépp répondre ku ci nekk. mais pour revenir ci sujet bi dañuy wax d'abord li nga xam ne moo ñu gën a métti li ñu métti mooy xeex bi waa Europe bëgg a xeexee immigration parce que ñoom xeex immigration clandestine kese taxu lañ jóg. ñoom mbiru moodu la ñu bëgg a xeex définitivement ba suñuy doom bu ñu bëggee dem seen réew daw safaak marwa wala mu jafe leen lool. alors que ñoom tubaab yi ñoo ngi suñuy réew di sàcc suñuy ressources en complicité ak suñuy président seeni société ñoo ngi fees dell suñu réew yi ak accord de partenariat économique yi nga xamante ni suñu njiit yi signé nañ ko ak ñoom maanaam li ñu war a xam mooy
wàllum immigration ci tubaab bi la tàmbalee ñun suñu réew yi ay royaume lañ woon ñu amoon dund bu mucc ayib nekk ci jàmm ak salaam ñoom ñu jël seeni bato comme tey ni suñu doom yi di jëlee ay gaal di dem si ñoom ñu daal di ñëw suñu royaume yi ndax suñuy maam la ca topp mooy esclavage après colonisation daal di ñëw ba ci noppee ñu jox ñu suñu soi-disant indépendance bàyyi fi nag ay mécanismes yoo xamante ni seeni loxo du mus a jóg ci suñu réew yi ni muy doxee maanaam ñoom tubaab yi dañuy ñëw suñu réew yi di root di yóbbu ñoom seen dëkk di suqali seen économie jamono jooju ñun itam suñuy doom dem ci seeni réew ngir root la ñu yónnee waa kër ga rooti itam ngir bokk ci liy doxal économie Sénégal ndax bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi nga xamante ni mooy OIM entre 2008 et 2017 moodu yeeg faatu yi dugal nañ Sénégal lu toll ci 930 milliards de francs CFA juróom-ñeenti téeméer ak fanweeri milliards moodu yi ak faatu yi dugal nañ ko ci réew mi diggante 2008 jàpp 2017 kon bu amee ñi nga xamante ni bokk nañ ci li téye Sénégal ba dëkk bi stable ba kër yu bari tas ñu ba ay millions yu sénégalais di lekk ak am fu ñu dëkk suñu moodu yeeg faatu yi ci lañ bokk kàcc ngaalaama ñoom léegi nag ñoom waa Union européenne ñu ne loolu lañ ñu bëgg a xañ teg fi benn soi-disant fonds boo xamante ni ñu ngi koy woowee fonds fiduciaire de l'Union européenne pour l'Afrique ngir lan réewu Afrique yi téye seen doom yi wala bu amee ñu rëcc bu dugg seeni réew moo xam gaal lu ñu jël wala yoonu suuf wala sax avion mais seen séjour jeex ci seeni réew ñooñu toog fa bañ ñibbisi ñu mën leen a identifier rapatrier leen ak benn technologie biométrique loolu lépp daan ci ñëw indi ci ay leeral. léegi ñan ñoo signé loolu noonu mooy suñu politiciens yi nga xamante ni ñoom amuñu problème mu tukki seeni doom amuñu problème mu génn réew mi maanaam buñ ko seetloo li ñu bëgg mooy ñoom kese ñooy am droit tukki sénégalais bi néew doole te bëgg a dàqi wërsëgam bitim réew parce que gisul boppam ci biir dëkk bi ñu daal di koy xañ visa wala buñ koy jox visa itam day wone ay preuve yu wóor que ni dafay dellu si waat fan yi rek bi Aïssata Tall Sall signé protocole bi ak Union européenne am na ñu doon partagé benn photom ak ñaari doomam yoo xamante ni dañ doon door a jot seeni diplôme en 2019 ci université Caroline du Nord nekk États-Unis ñu doon fa jàng li nga xamante ni mooy business management et finance doomi Macky Sall ay études supérieures am jàngam bu kawe mi ngi ko defee France jeexale ko États-Unis fa la amee master daaw jéeg déggoon ngeen fi benn doomi Aly Ngouille Ndiaye buy voyager ak passeport diplomatique ci benn école bu nekk Londres la jàngee lépp lu jëm ci wàllum pétrole est-ce que yéen ngi comprendre bu baax système bi sénégalais bi ay waajuram amul doole dañ koy téye ci biir réew mi te duñ ko offrir benn chance de réussite parce que yàq nañ système enseignement bi ba boo jàngee ba master wala doctorat boo bariwul dugg-dugg wala langaamu ci parti au pouvoir doo mën a liggéey moo tax diplômé chômeur yi bari ci biir réew mi fekk moment boobu noonu ñoom ñi ngi yóbbu seeni doom ci école yu baax yi nekk bitim réew parce que xam nañ ni njàngum Sénégal baaxul te ñoom ñoo ko yàq léegi nag gannaaw bañ fi tegee benn système d'enseignement boo xamante ni c'est un système pourri boo xam ni bëgguñ sax seeni doom jàngee fa ñu jël seen yooyee doom yóbbu leen ca école ak université yu baax yi nekk bitim réew ngir ñu jàngi wàllum finance mbirum koppar wàllum management lépp lu jëm ci yorin ak mbiru pétrole bi nga xamante nii bientôt daañ ko commencé exploiter maanaam dañuy orienter seeni doom ci ay secteurs yoo xamante ni ëllëg ñoom seeni doom ñooy ñëw gérer alalu Sénégal moo xam ci secteur bu mënti doon xam nga nit bu dee ni daf la jiite ba noppi daal di lay iñaane bul ko yaakaar ngir mu saafara say problème lii dëgg bi mooy ñi yor Sénégal dañoo iñaane sénégalais yi dañoo iñaane ndaw Sénégal parce que jàpp nañ ni buñ leen yombalalee mbir yi rek ñu raw seeni doom lii mooy système u Sénégal lii moo tax réew mi mënul dem. ba tey ci seen iñaan ak seen soxor ñu dem signé ak Union européenne benn coopération boo xamante nii waxuñ ci dëgg sénégalais yi li tax waxuñu dëgg sénégalais yi dañ ne dañoo signé benn lëkkaloo ak Union européenne pour yeesal état civil bu Sénégal maanaam informatiser lépp lu jëm ci wàllum extrait de naissance ak yu ni mel ba mu dëppook jamono waaye itam ñu créé benn fichier national biométrique nee nañ objectif programme bi ñaar yii la financement bi toll ci 28 millions d'euros plus de 18 milliards ban fonds moo ko financé mooy fonds bi ñu la limal sànq muy fonds fiduciaire de l'Union européenne pour l'Afrique fonds bii nag dafa bari ay pàcc benn bi mooy financé ay programme biir Sénégal ak benn slogan bi ñuy wooyee tekki fii financé nañ fi ay artistes yu baree bari pour ñu créer ay sons yoo xamante nii tekki fii mooy nekk titre bi ndax comme que seeni renseignement xabaar nañ leen ni dëkk bi fecc ak woy la ñu gën a farataal ñu daal di financé ay artistes ngir ñu fent ay woy tuddee ko tekki fii ñu wax leen ni itam ni dëkk bi série yi dafi dox lool jeunes yi ay série kese la ñu seetaan
ñu financer également ay film pour wax jeunes yi toog leen ci biir réew mi lii benn pàcc la ci fonds bi ñu leen limal. beneen pàcc bi ñu ëppal solo mooy financement wu 18 milliards yi nga xamante ni dañu cee nax ne yeesal état civil bu Sénégal moo ko tax a jóg ak doole li nga xamante ni mooy suñu système biométrique dëgg la yenn ci objectif yi loolu la mais ba ñu defee suñuy gëstu def suñu enquête objectif principal programme bi mooy Sénégal échanger ay données ak Union européenne pour bépp doomi réew bu fa nekk dugg fa te amoo kayit ñu mën laa dellu si ci biir réew mi. lii ngeen di gis nii document wu d'action programme bi la bu ngeen demee ci description vidéo bi def nañ fa lien bi te ñoom Union européenne ñoo bind noir sur blanc que priorité d'intervention programme bi mooy tukkiwu jaar yoon maanaam kuy dugg seeni dëkk la la fay dugal lu leer lay doon. ñu ñëwaat ne njeexitalu programme bi mooy artu ak waajal tukkiwu jaarul yoon ak naka la ñu mën a def ba delloo immigré yi seen réew doon lu mën a yomb noppee guñ ci ñu rax ci dolli ne politique bi ñuy teg dina tax képp ku nekk seen réew te amoo kayit ñu leen di wooyee migrant en situation irrégulière nga mën a ñibbi fa nga bàyyeekoo ba réintégré wu lii lañu wax. beneen document bi ñu gën a dëggal ni programme bi immigré yi moo ko tax a jóg mooy bi ñuy wax lépp lu jëm ci terme de référence yi document yi yëpp mi ngi ci description vidéo bi parce que bëgg nañu aussi li ñuy wax ku ci pare nga dem vérifier sa bopp ci document boobu noonu bu ñu jëlee page 4 Union européenne dafa ni réewum Sénégal programme informatisation wu état civil bi nañ ci boole sénégalais yi nekk bitim réew yemuñ ci ñu dem vérifier document bi nga xamante ni fa lañ tënku conclusion yi document bi malheureusement page yu bëree bëri dañ ko masqué nëbbu ko parce qu'effectivement suñu réew yi am na yeneen yu ñu signé ak ñoom te bëgguñ ñu xam ko mais buñ demee page 11 ci partie bi ñu jagleel Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire ak Sénégal ñoo yam ay gouverneuru France ñoo fa nekk lu leen wax ñu ne yaram ka laaw ci page 11 boobu noonu dañ ne réew France gis na ni programme bi lu am solo la ngir mën a identifier étranger yi nga xamante ni ñi ngi nekk Europe te amuñu kayit léegi naka lañ leen di identifier ci loolu la ñuy ñëw. Union européenne ni mu def mooy dénk programme d'informatisation bi benn société française bu ñuy wooyee Civipol ñoom société bii ñoo nar a ceytu bépp données sénégalais moo xam sa tur ni nga sant date bi nga juddu say empreinte digitale ak lépp lu lay mandargaal entreprise bi nii lépp lu mbirum technique ci biir ministère de l'intérieur bu France moom moo koy gérer ndax 40% ci seen action état bu France moo ko moom. société yu mag yu ñoo xam ci wàllum defar arme bokk nañu itam ci actionnaire société bii mën nañ ci lim Thales Airbus ak Safran ñetti société yi seen xam-xam ci wàllum defar arme kese la màcc ñoom la Macky Sall nar a jébbal ay données wu 16 millions de sénégalais lii réewum Sénégal kese moo ko sañ. mais li ñu gën a métti mooy du n'importe quelle donnée la ñu nar a jébbal tubaab yi ndax mbiru système biométrique la ñu wax. ku xam système biométrique xam ni bu lay enregistré du ñu bàyyi dara ci yow yaay kan sa yaram nu mel mën nañ sax ba dem ba jël sa baat pour bañ a juum ci données yi nga xamante ni recueillir nañ ko. léegi bu Union européenne amee yile information ci bépp sénégalais benn doomi Sénégal du demati seen réew te amoo kayit di mbubboo beneen nationalité ndax buñ la jàppee ba jël say information personnelle ak physique dañ koy comparer ak données yi nga xamante ni yor nañ ko bàyyi ko réewum Sénégal. bu ko defee sa photo gu lépp day génn ci machine yi ñu xam ne yow Sénégal nga jógee quartier sangam nga bàyyi ko ñu boole la ak say bagages delloo la Sénégal lii moo làqu ci ginnaaw programme d'informatisation bu état Sénégal signé ak Union européenne te ngeen di dégg ñu koy coow fan yépp. léegi ñun li ñu gën a métti ci coopération bi mooy dañuy jëm ci jamono goo xamante nii réew yi dootuñu jël ay armes ay ngànnaay di xeexante seen biir lan la réew yi di xeexee mooy mbirum données personnelles. ku ne di préparé wu pour bañ a des ginnaaw temps yële doon ngeen dégg problème bi doxoon diggante États-Unis ak marque chinoise bi nga xamante ni mooy Huawei parce que américains yi dañoo gisoon ni service militaire bu Chine dañu intégré ay xarala yoo xamante nii day permettre produit Huawei yi di leen espionner ñoom américains yi wala jëmmi jamono di saboter seeni réseau bés bu ñu duggee ci crise États-Unis sanctionné leen woon ngir ñu bañatee utiliser bépp service Google ñoom waa Chine aussi pour préserver seen données personnelles créer seen biir réew ay réseaux sociaux yoo xamante ni réewum Chine moo ko moom mën nañ ci citer plateforme bu ci mel ni Weibo bi nga xam ne presque moo remplacé Twitter ak Facebook biir Chine à la place de YouTube benn site bu ñu naan Youku la ñu créé Chine bañ na ko ba dafa former plus de 40 000 soldats yoo xamante ni ay cyberpoliciers la leen di woowee
ñoo xam ni seen liggéey mooy ñuy canaliser bépp information yu ñuy partager ci biir internet bi lépp rek pour protéger ñoom seeni données personnelles waaye itam sàmm seen sécurité. nga jël tey réew mu mel ni France waxuñu utilisateurs yi mais même seen entreprise privée yi duñu nangu benn société bu jóge bitim réew ñëw jënd ko. en 2013 société américaine bi nga xam ne mooy Yahoo dafa bëggoon jënd site français bi nga xam ne mooy Dailymotion ngir mën a concurrencer YouTube mais état bu France dafa bañ ba tëdd ci suuf. xam nga réew yi kon seen juróom-ñaari xel xalaatul ñu jël seeni données population di ko dénk beneen réew wala ab entreprise bu jóge bitim réew mais Sénégal moo am fitu jël information bépp sénégalais ku ci nekk jébbal ko Union européenne dénk ko benn société française boo xamante nii partenaire technique la biir ministère de l'intérieur bu France. société boo xamante nii ay defarkatu armes yu mag a mag dañ ci am ay action maanaam Macky Sall daf ñu rendre vulnérable exposé ñu tay lañu ba pour attaquer Sénégal lu yomb lay doon. te bu fekkoon ni sax Sénégal dafa ñàkk ay boroom xam-xam ñu ne waaw mais dafa am sénégalais yoo xamante nii seen xam-xam ci mbir yi kese la màcc. fan yi waxoon nañ leen benn jeune sénégalais boo xamante nii mi ngi tudd Pape Gora Samb actuellement mi ngi Atlanta États-Unis informaticien la xam-xamam màcc ci wàllu cybercriminalité dafa porté woon volontaire ñëw Sénégal ngir ñu informatiser suñu état civil maanaam li ñu Union européenne di defal nii te leen ne kese lañ ci jublu mooy mën a am ay information bépp sénégalais ngir mën leen dàq bu ñu duggee seen réew te amuñu këyit. moom Pape Gora Samb dafa ñëwoon Sénégal pour defaral ko réewam ba sénégalais bi moo xam fu mu mënti nekk du soxla di déplacé wu région ba région pour wut këyit parce que lépp ci benn système informatique lañ koy stocké ba foo mënti nekk wala lu mënti am moo xam mairie bi dafa laq wala dafa taa nga mën a récupérer sa bulletin de naissance sa papier de mariage wala këyit bu mu mënti doon. benn jour la ma dikkee ndaxte dama doon waxtaan ak sama benn jarbaat bu tudd Demba boo xamante ni bulletin de naissance am dafa amoon problème. dafa demoon duuti ci bulletin de naissance ñu ne ko woon fu mu juddoo seen bulletin de naissance yi dafa taa amatuñu registre bi bon mu nekkoon problème bu rëy ci moom. par la suite foofu la mu idée bi dikkee ma ne pourquoi pas créer un logiciel boo xamante ni dina permettre à tout un chacun sénégalais yëpp ñi nga xamante ni dañuy soxla tey bulletin de naissance du jar ñuy sonn wala ñu naan leen dafa taa wala dafa lakk wala quelque chose comme ça. boo ko soxlaa tey rek da ngay dem fi nga xamante ni fa nga juddoo ñu dugal sa benn numéro registre mën nañ ko tuddee numéro registre comme ni ñu koy defee aux États-Unis et ailleurs nga xamante ni sa numéro social sécurité rek la ñuy soxla sa information bu ñu bëgg ci yow dinañ ko am. ci laa taxawalee Sénégal Development Software bi nga xamante ni dañuy créer pour bulletin de naissance yi non seulement que am na bulletin de naissance mais am na pour certificat de mariage am na aussi certificat de décès. am na aussi casier judiciaire li nga xamante ni dafa sonal nit ñi tey ci fànn yooyu ci lañ ko tegee ci ay pàcc yu bëri booy xool tey jii Sénégal am nañ benn problème bu rëy ndaxte man mi nga xam dama juddoo Bawol bu doon dama soxla sama bulletin de naissance tey Dakar mënuma ko am fii ak dew ma ba Bawol ki nga xamante ni dafa juddoo Casamance même chose ki nga xamante ni dafa juddoo tey Saint-Louis. Même chose aussi bu amoon tey problème mu këyit yooyu ma fi jot a lim léegi il faut mu delluwaat ba fu mu juddoo pour mën ko am te loolu c'est un problème boo xamante ni mën naa ne c'est une casse-tête pour sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk fii rawatina ñi nekk ci diaspora bi ndax ñooñu am nañu ci bëri ñoo xamante ni am nañ problème këyit tey li lañ koy yóbbee mooy problème bulletin de naissance te yaakaar naa ni projet bi bu ñu ko taxawaloon dina dimbali sénégalais yi nga xamante ni dañoo nekk fii rawatina ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci bitim réew. lii benn interview bu mu defoon la ak waa Dakaractu diggante bi waxtaan nañu ak moom ba mu won ñu benn brevet d'invention boo xamante ni OAP moo ko jébbal ñëwoon na Sénégal def fi 2 mois pour jàppale réewam gars yi di ko dawloo ba dafa mujj dellu États-Unis jàpp njàmburam dañoo préféré jël li gën a am solo suñuy information ay renseignements confidentiels jox ko tubaab yi pour xaalis boo xamante ni amul benn njariñ alors que am na ay doomi réew mi te duñu soxla sax système biométrique mais Union européenne moo ñu imposé système biométrique bi nga xamante nii lenn kese lañ ci jublu mooy mën a identifier sénégalais yi nga xamante nii ñoo ngi seen réew te amuñu papier maanaam ñun Sénégal dañoo am li réew yëpp di wër ñuy dem di jéggaani boo xamante nii da ngay sax far tayle sécurité sénégalais yi parce que seeni données personnelles ngay jox réewu nasaraan si te genre mbir yu mel nii duñ ko wax sénégalais yi dañ koy def di ko nëbb moo tax ki nar a remplacer Macky Sall xamuñu kan lay doon mais faaw mu am courage dëgg-dëgg
mais aussi sénégalais yi jàppale ko may ko temps ngir mu mën a réparer yàqu-yàqu yi nga xamante ni Macky Sall def na ko fi tey lañu mettre ñu en danger ba ku ne mën ñu attaquer ci fànn wu ne. xam naa mbir yi dañ ko yemale fii rek ndax neexul di ko wax booy gëstu di découvrir yenn yi doo nekk ci jàmm ci xol bu métti kese ngay dëkk mais yoon la ñuy xibaar sénégalais yi xamal leen li xew. kon jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.